xamante ni mooy tax réew avancé jëm ci kanam ba léegi nii dajeeguñu koo xamante ni moom moo ko mën a doxal wala ñoo xamante ni ñoom ñoo ko mën a doxal toujours rek nit ñi ñuy am mooy ñoo xamante ni dañuy ñëw naxanteeg sénégalais yi fen leen ba sénégalais yi fal leen su leen sénégalais yi falee lu ñu digaale woon ak sénégalais yëpp ñu yëkkati ko sànni fële dem uti seen ay farandoo dem uti seen ay naafeq yoo xam ne ñoom ñoo leen di jàppale ci politique bu salte bu ñuy bëgg a mëne toujours ñooñu nekk seen ginnaaw di leen ci jàppale te ñooñu boo leen seetloo mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci Senghor jógee fu ñu ñëw ci Abdou Diouf jógee fu ñu ñëw ci Ablaye Wade jógee fu ñu ñëwaat ci Macky Sall c'est les mêmes personnes donc personnes yooyu noonu lu leen intéressé ces individus là lu leen intéressé mooy nguur ku accéder au pouvoir ñu ñëw na la yaa fi gën doo morom yi ku fi nekkoon te bi nga nekkee ci opposition bi dañ la doon saaga di la xas naan la doo dara mais si toutefois tu es élu rek ñu déplacé wu ñëw saaga yooyu ñu la doon saaga démb dañ koy jël ñu changé ko ñu ceeñ ko comme ni koy sama mbokk gambien yi di waxee di la wax ju neex donc kon mën nañu wax ne ñoom ñëpp ñoo yem ñoom ñëpp ay naafeq lañ parce que man ki ma doon saaga démb parce que dama nekkoon dans l'opposition ma falu yore nguur gi mu ñëw di ma neexal di ma tagg man ma nangu loolu ba accepter ko pour mu nekk ci man kon man mi nangu loolu naafeq laa waaye ki nga xam ne tamit moom moo ma doon saaga démb ñëw di ma tagg tey ngir nguur gi moom it naafeq la kon ñoom ñëpp ñoo yem mën nañu wax ne ñoom ñëpp ils sont pareils bëgguñu Sénégal bëgguñu réew mi seen bopp rek moo leen intéressé waaye nag Sénégal am na ay vrais patriotes y a de vrais patriotes am na ñoo xam ne Sénégal jaral na leen sax seen bakkan bii nii ñu dee am na ñoo xamante ni tey boo leen dénkoon Sénégal tey xaalisu Sénégal bi duñ ko laal intéressé wu leen li leen intéressé mooy xaalis bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ñu delloo ko sénégalais yi fi ñu ko war a def ñu def ko fa donc nit waroo am loo xam ne yow mérité woo ko parce que waruñ la wóolu ba dénk la nga jël liñ la dénk di ci fo di ci caaxaan ba pare am ñoo xamante ni ñoo la jàppal tànk à chaque fois te ñu ngi foofu noonu ci dëkk ba Sénégal di ay naafeq yoo xamante ni gëmuñ dara lu dul xaalis lañ gëm xaalis ak ku nekk ci nguur ñu ànd ak yow boo saagaa sénégalais yi ñu ne ñu génn défendre la boo sàccee xaalis sénégalais yi ñu génn défendre la loo manti def danañ génn défendre la li tax ñu lay défendre dañuy bëgg yow ci xaalisu Sénégal bi nga xamante ni sénégalais yépp ñoo ko bokk nga ciy sàcc di ñëw di leen ci jox ñoom léegi ñoom seen yoon nekkul il s'en fout des sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi ci précarité boo xamante ni dafa jéggi dayoo Sénégal du Dakar rek extrême pauvreté moo fa nekk dans la banlieue waaw waxuma la nag nga dem au fin fond du Sénégal région wu Kédougou mu ngi fi région Tamba mu ngi fi région Sédhiou mu ngi fi région Matam mu ngi fi sénégalais yiy dem foofu xam nañ li xew foofu noonu xam nañ pauvreté bu fa nekk ay abri provisoire ba léegi mu ngi am Sénégal ay sàkket yoo xam dañ koy jël wërale ko jël ay bant teg fa xale yi di ci toog di jàng ñu fay affecté ay enseignants jigéen ñi nekk ci àll bi ñu ci bëri tey ñu ngi accoucher ci kaw charrette yi di dee am na dëkk yoo xamante nii nee nañ ay région la dëkk bu ci mel ni Kolda dégg ngeen ko ñu ne benn gynécologue moo fa nekk Kolda ba Kolda daj te Kolda c'est une région depuis 1984 ci lañ ko érigé en région moo Fatick lañ defandoor région 1984 kon xam ngeen ne loolu yàgg na ba léegi plateau médical bu baax amu fa même biir Dakar y a des hôpitaux yoo xamante ni ñu nga fa nit ñaa ngi fay dee ndax manque de moyens enseignants yi chaque jour ñu ngi grève
parce que ñu ngi leen yoreel xaalis war leen fay seen ay indemnité duñu leen ko fay. policiers yi ñu ngi ci kaw tali bi ñu leen di ger ay 1000 francs ak ay 2000 parce que ils n'ont pas de bon salaire. Ils sont mal payés. Corruption bi di takkarnaase biir Sénégal loolu yëpp lu ko waral mooy nguur gu bon. léegi li ma leen limal yëpp ak yeneen yi nga xamante ni yëpp mënuma kaa lim fii nii ay nit ñoo xamante ni tekki wuñ woon dara démb maanaam seen baay ak seen yaay nekkuñ woon ay milliardaire bàyyi leen fi ay milliards ñoom mësu ñoo nekk commerçant maanaam je prends l'exemple de Serigne Mboup. Serigne Mboup opérateur économique la. Je prends l'exemple de Ahmed Amar borom NMA Sanders. Je prends l'exemple de Papa Ngom Sedima et tant d'autres. ay ñeneen ñoo xamante ni ay entrepreneur lañ ñu ngi Sénégal comme ndeysaan dem si yàlla Alioune Sow ak doomam Yérim Sow ñooñu ay liggéeykat lañ biñ leen xamee ba léegi lu ñu leen xamee liggéey entreprendre di liggéey xam nga tey ñooñu tey bu ñu géré woon benn poste tey ci gouvernement bi wala seen mbokk nekk président tey ñu gis leen ñu am xaalis on va pas se poser la question de ñii fan lañ jëlee xaalis parce que dañuy xam ne ñii dañoo am xaalis parce que dañoo yàgg liggéey. Mais imaginez une famille, toute une famille boo xamante ni man ak ñoom ñoo yem nous sommes issus d'une famille très pauvre léegi ngeen jékki-jékki nekk ci nguur rek nekk ay milliardaires léegi ngeen ne nag nit ñi duñ wax mais pourquoi nit ñi duñ wax fan lañ jëlee xaalis boobu noonu man je vais pas man affaire pétrole bi sama dëgg laay wax man lu ma amul xam-xam du ma ci wax parce que maîtriser wu ma dossier bi comme il faut kon donc man manuma cee sori parce que li alxuraan wax ne fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun su fekkee xamoo da ngay dem nga laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo xam donc dinaa waxtaan ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy xam mais ñoom laay bàyyi ñoom ñu dugg ci wàllu dossier bi pour wax ci seen soxla mais man côté bi may waxee rek mooy man ci côté société laay waxee côté sénégalais yi laay alerter di leen sensibiliser pour ñu yeewu nekk nit te bañ a ñàkk fayda gis nga li gën a bon ci àdduna mooy ñàkk fayda yàlla sax bu lay bind moom nee na da lay bind noonu mais fullaak fayda borom olof njaay nee na juddu gu rëy ndey ak baay mais fullaak fayda boromam mais yàlla mënulaa bind ba pare di def ci yow fullaak fayda am na yoo xamante ni boo demee ba xàmmee nekk majeur xam lu baax ak lu bon yow yaay taxaw posé wu la question ne ah man kat léegi magam jëmu laa lu baax laa ngi nii lu bon laa ngi nii nga yore sa jikko bu rafet ndax yàlla nee na la inna allaha la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon kañ jeex na léegi nag ñun ñi nga xamante nii yàlla daf ñoo bind ba pare boole ñoog ay njiit yoo xamante nii dañuy jël xaalisu Sénégal bi di ko sàcc di ko pasaree di jël seen famille di leen impliqué ci nguur gi ñu boole ko ak benn arrogance benn xamadi ku wax ñu saaga la ku wax ñu xas la mel ni dañoo nekk léegi ci jamonoy sax royaume ba léegi ñoom ay buur lañ ñun ñu nekk ay dak mais buñ nangu loolu nañ am fulaak fayda gis nga alalu àdduna du dara kullu man alayha fanin léppay jeex gis nga doomi aadama sa personnalité ak sa dignité dara warul tax nga koy jaay wala nit di ko piétiner mais kan mooy Alioune Sall laay laajte man kan mooy Alioune Sall ba tax ay nit génn ay dignitaire di jàppal tànk Alioune Sall parce que mooy rakk président de la République et puis est-ce que ñooñu gën ñoom est-ce que ñoom ay doomi yàlla lañ ay ibnullah lañ wala ay ibnu rasul lañ xanaa ibnu rasul sax su fekkoon dafay dund instant bii nii tey maanaam doomu yonent yi bu doon dund bu defee erreur sax xanaa war nañ ko wax ne ko da ngaa def erreur parce que nit la comme les autres parce que Macky Sall mooy président de la République donc rakam tudd nañ ko ci benn dossier boo xamante ni scandale la BBC ñëw na def reportage xam nga ñu ne BBC équilibré wul affaire bi dafa waroon dem laaj Alioune Sall mais BBC nañ waxante dëgg c'est une chaîne boo xamante ni elle est crédible
nañ waxante dëgg. BBC bala ñoo ñëw ci benn dëkk naan dañ fay def reportage dinañ ko xoolaat ko dinañ mën a seen ay enquête def seen ay investigation lépp lu reportage bi laaj danañ ko def. nañ waxante dëgg nag, yàlla dëgg la bëgg. Sénégal nañ bëgg dëgg te bàyyi naa fekk gi. alalu àdduna bi fii la yem. Macky Sall ñun ñoo ko fal, buñ ëlbatiku waat di raam ci gannaawam mel ni ay suq. nañ bàyyi affaire yi suq yi ñuy def te gëm suñu bopp. ku fi nekk di kaas ñu naan la dangaa bëri wax, c'est-à-dire nii naa képp koo gis mu génn di défendre Aliou Sall rek dafa am intérêt yu muy dàkk ci Macky Sall. Sénégal ñi fa nekk te war a wax dëgg ngir yàlla, bu dëgg jotee na ngeen ko wax te yàlla tax. xulil xaq walaw kaana murran. mënuñoo nekk ay croyants ne gëm nañ yàlla, ay chrétiens ñoo fa nekk ak ay jullit, ñun ñëpp nous sommes tous des croyants. ba pare dinaa fekk te naa fekk kat ñaari religion yooyu yëpp daf ko bannir. mën naa wax sax ñetti religion yëpp, juif ak musulman ak chrétien. donc nañu ragal yàlla. bu ñu gisee dëgg, bu ñu dërëm boo xamante ni yow dañ la ko, sa xaalis la, sa xaalisu réew la ñuy jël di la ko geree tax ngay jàppal tànk koo xamante ni nekkul ci dëgg tey, nekkul ci dëgg ëllëg. Aliou Sall nekkul ci dëgg tey, nekkul ci dëgg ëllëg. su Macky Sall nekkutoon président de la République, Aliou Sall du mën a am décret bu ñuy demee di collaborer ak ay Frank Timis pour ñu ñëw war a explorer gaz ak pétrole. nañ waxante dëgg. gis nga yàlla dëgg la bëgg. nañ ragal yàlla, parce que c'est le frère du président de la République. loolu moom moo tax moom mu mën a am privilège yooyu noonu ba mën a accéder ci gaz bi ak pétrole bi, ne da koy explorer ba scandale bi ci am. yow naka ngay toogee Sénégal nit ñaa ngi sonn, ñàkk, nekk ci ay jafe-jafe yu métti ngay feebar doo mën a faju, nit ñi di dee ci hôpital ndax manque de moyens. xale yi nekk ci mbedd mi di taxawaalu, amuñu liggéey. da ngay jàng ba pare am sa ay diplôme, doo mën a accéder ci yenn entreprise yi wala ci fonction publique bi, parce que affaire u magu yi moo fa am ak ay affaire u branlon. xam nga gis loolu yépp, xam nga tous les problèmes qui prévaut, nga taxaw naan da ngay défendre ay Aliou Sall. Aliou Sall mooy kan? man loolu laay laajte. kan mooy Aliou Sall? laay laajte. est-ce que Aliou Sall moom doomi yàlla la wala doomi yonent bi la? Sénégal nañ gëm suñu bopp. man mii di wax ak yéen man awma dara, mais taxul ma faale Aliou Sall wala ma faale Macky Sall. su wax dëgg jotee ma wax Macky Sall dëgg, moo ma gënal Macky Sall yëkkati 1 milliard jox ma ko. parce que 1 milliard boobu mu may jox moom du xaalisam, xaalisu réew mi moo tax ñoom ñu am xaalis tey. lan lañ doon liggéey démb la ñuy laajte ba tax ñoom ñu war a nekk ñu war a riche tey. bay Aliou Sall di tabax ay immeuble ay villa yu rafet Géejawaay. ba campagne bi passé nii Macky Sall xaalis bi mu ci def fan la ko jëlee? mënuñoo nekk nag ci benn dëkk boo xamante ni ku ko jiite day def maa tey, am ñu koy jàppale, am benn ay lobby yu nekk ci gannaawam, ay lobby yoo xamante ni ay nit ñu ñëpp xam lañ, nit ñi xam nañ leen bu baax a baax, ñu ngi Sénégal foofu. lu ñu bëgg mooy président bu ñëw ñu ànd ak yow nekk sa ginnaaw di la xalamal, nga jox leen poste wala ngay jël ay mallette di leen jox pour jàppale ko. loolu rek lañ fi gis. élection yi passé noonu la demee. lobby bu mag a mag moo nekkoon ci gannaaw Macky Sall. du ma fi nekk nag di citer ci yan secteur lañ bokk. imposé Sénégalais yi ba Macky Sall faluwaat, te xam nañ ne sondage yi nit ñi doon jot yëpp ci mbedd meeg partout Macky wartoon a falu. deuxième tour sax waru fa woon a dem. maanaam moom dafa waroon nekk koo xamante ni premier tour lañ koy éliminer. fexe nañ nag ba mu falu parce que moo leen arrangé ñoom. day tubb ci xaalisu Sénégalais yi di leen ko jox ñoom. ñi war a wax dëgg Sénégal nañu ragal yàlla. ñi fa toggal diine ji timit dama yàlla baal. du ma jël ñëpp nag mettre leen dans un même sac, parce que chaque règle a une exception. tout le monde n'est pas pareil. waaye daal nañ fàttaliku ne yàlla am na. nañ fàttaliku ne bés dina ñëw
ñu gas ba mu xóot dugal la ci biir suuf si minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra loolu la yàlla wax. te alal ji ñuy jël di la ko jox yépp doo dee ba yóbbaale ko da ngay dee bàyyi ko fi moo xam nga nekk xale moo xam nga nekk mag. xale day dee mag dafay dee on sait jamais. nit dox na ci mbedd ba mu yàgg malaise dab ko mu daanu dee. nit génn na oto mbëgg ko mu dee. nit génn na dugg avion bu daanu mu dee. kon nag lépp looy def ci àdduna na rafet. nit da ngay bëgg sa réew di défendre sa réew te yàlla tax waaye doo wax ne man sama intérêt fu mu nekk rek fa laay dàkk nekk complice u politiciens yi nekk complice u gouvernement bi nga xamante ni dañuy jël askan wi di leen toroxal di sàcc seen xaalis di ko lekk. benn bande d'association de malfaiteurs accaparé réew mi di sàcc xaalis sénégalais yi di ko lekk di ñuy toroxal ngeen toog di leen défendre loolu dafa ñaaw. sénégalais yi ñeme leen dëgg tey wax dëgg. dossier pétrole Aliou Sall bi moo Frank Timis xaw ma nu mu demee waaye xam naa ne magam moo ko signé décret pour mu mën a accéder ci exploration bi te bu magam nekkutoon président loolu du ko mën a am. kon nag su fekkee ne suñu xaalis dafa am fu mu dugg te ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu boobu ñu bëgg Sénégal ba bëgg a dee mais imaginez tey Baba Aïdara que je salue au passage nekk États-Unis c'est un vrai patriote. Baba Aïdara ban intérêt la am ak ban règlement de compte lay war a am pour di acharné wu ci famille présidentielle bi di attaquer Macky Sall di attaquer Aliou Sall. Baba Aïdara ban intérêt la am pour def loolu ak ñeneen ñi ci doon wax ñëpp Ousmane Sonko yàgg na ci wax bind na ci livre. Ousmane Sonko ban intérêt la am pour di bind livre di wax loo xamante ni du dëgg te ëllëg nekk fi mu nekk xale bu ndaw am avenir mais loolu seen bëgg seen réew ay patriote lañ. Pape Alé Niang ban intérêt la am pour di toog rek di dénoncer yoo xamante ni du dëgg te pourtant mënoon na def ni ñeneen ñi ñu oo ko jox ko xaalis na ko noppil mu noppi parce que ñu bëri def nañ ko. am na ay journalistes yu bëri yoo xamante ni sukk nañ jébbalu bu yàgg parce que dañuy bañ a fay impôt. ay patron de presse dañuy bëgg ñu leen di jox aide à la presse di leen jox xaalis ñuy mën a fay seen personnel bi mais loolu lu ko jar. ñi nga xamante ni nag dañoo diiñ am ngor ngir yàlla nañ leen respecté te bàyyi leen di leen saaga di leen xas dëgg rek la ñuy wax dañoo bëgg seen réew. BBC organe de presse bu toll noonu lan moo ko jaral muy jógee ko ba Angleterre jël seen correspondante bi mooy nigérienne boobu noonu jël ko yóbbu ko Sénégal Jonas pour mu def reportage boobu noonu ban intérêt lañ am ci loolu jël seen moyens yëpp. waxuma ñu génn ñaan dañoo bëgg a déstabiliser Sénégal kan moo bëgg a déstabiliser Sénégal parce que Aliou Sall lañ laal ñu ne dañoo bëgg a déstabiliser Sénégal mais nag gars yi soyons sérieux nag yéen tamit nañu bàyyi naa fekk gi naa fekk baaxul nañ ragal yàlla ngir yàlla. ay Macky Sall yii nii ay Aliou Sall ñii duñ yàlla rek moo mérité pour ñu jaamu ko keneen mérité wul lool. gis nañ ay nit à chaque fois depuis bi affaire bi amee ñu ngi génn di nekk naan waaw dañoo bëgg a déstabiliser réew mi parce que réew bu pétrole feeñ. et puis yow président de la république yaa ngi nekk le président de tous les sénégalais institution bu mag boobu noonu premier magistrat du pays ñu jël suñu lépp dénk la ngay faral sa rakk. mais loolu dafa ñaaw nga génn naan Aliou Sall mon frère. Pourquoi ton frère? maa ngi dégg ñu bari di wax naan Aliou Sall dafa war a démissionner ak scandale beeg yooyu noonu mais fi mu toog kan moo ko fa teg CDC kan moo ko fa teg caisse de dépôt et de consignation magam moo ko fa teg parce que magam mooy président de la République. Nous avions le même problème avec Abdoulaye Wade ak Karim Wade bi mu ñëwee dafa acharné wu ci Karim Wade respecté wul ay droits yam jàpp ko tëj ko parce que dafa amoon règlement de compte jotee wut ak Khalifa Sall dara
lu dul Khalifa Sall dafa am ay ambition politique te mu xamoon ne mënoon na ko sonal ci Dakar sonal ko ci présidentielle yi parce que Dakar ku ko gagné nga Sénégal mu fexe def benn processus am ànd ak ay magistrat yam ger leen ak ay naafeqam ñu dem accaparer télé bi ak rajo bi di yàq daru Khalifa Sall di fen jàpp doomi jàmbur toroxal ko tëj ko ci kaso bi sa rakk tey dugg ci ay scandale nga génn naan sama rakk mais loolu dafa ñaaw sénégalais bu ko ñaaw lu wut rek man damaa jàpp ne des nga bëgg Sénégal nañ waxante dëgg nit boo ko faralee sax su dëgg jotee ñëwal nga wax dëgg ji man loolu laa gëm parce que ëllëg dañuy dee ñu ñëpp ñu gas ñu suul ñu te suñu bàmmeel ñun rek ñoo fay nekk man tey su ma àndoon ak Macky Sall tey mu nekk sama mbokk mais bu defee erreur ma ne ko Macky da ngaa def erreur mais lan la est-ce que man damay su ma waxee Macky ne ko damaa def erreur dangaa def erreur man damay dee ci jour bi wala bu ma Macky bàyyee man damay torox wala nañ gëm yàlla te bàyyi gëm nit. alalu àdduna du dara am na ñoo xam ne tey ñu ngi Sénégal nekk ci rajo yi nekk ci télé yi yore seen làmmiñ bu rëy di défendre leen défendable nekk avocat du diable lu tax parce que dañoo bëgg di am xaalis te man ak ñoom ñooyam amuñ xam-xam jànguñ amuñ métier donc loolu rek lañ mën a def pour dund toog di défendre nguur gi wala ku bokk ci famille présidentielle bi su ko defee ñooñu oola ne yow kat bëgg nañu yëkkati xaalis jox la te xaalis boobu ñu lay jox deretu sénégalais yi lañ lay jox nga koy jël di ko naan mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi di war a am doom di accoucher ci kaw saret yi mortalité maternelle bi di am ci àll bi ñooñu seen xaalis moom ngay jël seen deret ngay jël di ko naan xale yi taalibe yi nekk ci mbedd mi di taxawaalu xale yi nga xamante ni ñu ngi jàng bëgg liggéey mënuñoo am liggéey étudiants yi nga xam ne chaque jour ñu ngi topp seen bourse yi di daw di jàng ci conditions yi métti université ñu ñëw fii tey di ñuy bëgg a sonal quoi nañ jiital intérêt réew mi te bàyyi doomi aadama yi ñuy topp di leen jaamu di nekk ay suq doomi aadama doo nangoo nekk suq nit da ngay gëm sa bopp gëm yàlla xam na lu dul yàlla nen la su dëgg jotee nga wax ko su Macky Sall tooñee nga ne ko yaa tooñ suñ tooñee Macky Sall nga ñëw si ñu tooñ Macky Sall ne leen yéen a tooñ mais Macky Sall mënu fi nekk moom kenn rek di def ay erreur moom tamit nañ waxante dëgg lu mu bon léeg-léeg mën naa def lu baax mais nag lu rafetut mooy parce que nit ki mooy président de la république nga ne lu mu def baax na ku nekk président yow laay àndal tey jii Macky Sall li ko fi dese ñeenti at moo ko fi dese incha allah gis nga ñi ànd ak moom nii tey di ko xalamal nii beneen président buy ñëw 2024 su fekkee Macky du présenté waat parce que on sait jamais ñooñu pare nañ pour jàppal ko tànk ne ko toogaatal yow yaa gën ci réew mi loolu déjà rek loolu day dofloo nit le pouvoir rend fou tey jii dina am ñoo xamante ni dinañ ko topp naan ko waaw dama présenté wu sénégalais yi wax rek la ñuy def buñ cooyee benn affaire après day jeex forcer rek nga jàll dem loolu lañ koy gëmloo waaye tey président bi nga xamante ni moom moo war a ñëwaat ëllëg su fekkee Macky Sall présenté wul kooku tey buy toog su amut ful la dëgg ñi toppoon Macky Sall di ko jay nii di ko dugal ci ay guuta lu mu ko def ñun lu mu def ñu ne baax na ñooy déplacé waat ñëwaat te loolu waratuñ ko nangu dafa war a jeex ci réew mi man tey su ma nekkoon député dinaa def benn proposition de loi boo xam ne damay wax ne transhumance day jeex Sénégal mënoo nekk fenn ba pare di saaga nit ki démb mu falu nga ñëw di ko taggaat tey ñiy saaga Ousmane Sonko yëpp tey bu Ousmane Sonko falu woon nga génn ci ñoom da nga naan du ñoom dañoo ñàkk jom duñ ay gor nit da ngay gore deretu gor moo war a daw sa yaram bi boo ñàkkee ba amoo loolu lekk sax ngay fanaan ci mbedd mi sax sois digne garde ta dignité loolu la yàlla bëgg mais ñàkk jom topp ci ay gannaaw nit nekk suqu di lambari di jay nit naa fekk yàlla rëbb na leen billaahi wallahi tallahi gëm leen seen bopp tey xoola affaire Khalifa Sall bi procureur bi nu mu ci taxawee woon mel ni gaynde mel ni dañ na ko yow tey dangaa war a rey Khalifa Sall mu dee daggal baat bi juge yi
même chose ñu jël affaire bi accéléré ko fexe ba condamné Khalifa Sall avant élection présidentielle yi xoolal tey affaire Alioune Sall bi procureur kenn waru ko woon a wax na ko autosaisirul jógal kenn waru ko woon a wax mais parce que c'est le petit frère du président de la République te procureur bi ministre de la justice mooy patron am ministre de la justice c'est le président qui est son patron xam nga loolu dafa doy waar gis nga dëkk boo gis mu développé ci àdduna bi xam nga lan moo ko développé transparence équité égalité bonne gestion loolu moom mooy développé dëkk nit ñi il faut que d'abord ñu jub ba pare ñu jiite suñ jubul rek dëkk ba du baax mais jiite réew alalu réew ma yépp ngeen jël ko yéen benn famille ne yéen da ngeen koy lekk yéen ba pare na dinañ leen jig loolu mënta nekk yàlla dafay àtte am na yoo xam ne mënul nekk mujj gi moom yéene wuñ leen nag mujj gu ñaaw mais gëmuñ na dina rafet gëmuñ na dina rafet parce que àq baaxul waaw man daal loolu laa amoon tey li ma doon wax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci télé yi rëy làmmeñ foog na ñoom moom Sénégal wala ñoo gën sénégalais yi te ñoom ils sont minoritaires ah bu ñu sonal nit ñi mënuñu fee nekk bëgg ñu leen di jox xaalis chaque jour te duñ def dara parce que amuñ métier am na ñoo xam ne ay woykat lañ mënuñoo génnee kaset mu jar am ñoo xam ne ay soi-disant animateur lañ man ak ñoom a yem xam nga amuñ métier xam nga làmmiñ bu rëy lañ amee nekk fii di tànqal nit ñi am ñoo xam ne nee nañ ay politiciens lañ parce que ñu ngi ci parti Macky Sall bi wala dañuy jàppale Macky Sall am ñoo xam ne ay dignitaires lañ sama ay mbokk lébu lañ na ma yàlla baal nekk Dakar jiite benn communauté di génn di défendre ay Alioune Sall mel ni Alioune Sall mooy doomi buur la wala doomi wàllu la wala doomi yonent la man je sais pas kan mooy Alioune Sall ba Alioune Sall bu defee lu jaaduwul ñun duñ wax ba tax ngeen di génn di jël affaire bi di ko orienté foo xamante ni débat bi fi ngeen koy orienté du foofu ay naan ay dañoo bëgg a déstabiliser le pays parce que xam nga réew yu am pétrole yëpp dañuy ñëw jéem a déstabilisation kenn déstabiliser wul Sénégal Alioune Sall la ñu wax ne dafa am ci benn scandale bu ñu ko tudd mook Frank Timis bi nga xam ne deram setul fenn ay pot de vin lañ ko jox Alioune Sall loolu nag xaalis Sénégal la ñu bëgg ñu leeral ko mais kenn ñëw fii di déstabiliser Sénégal BBC sax dañ leen war a gërëm sant leen parce que bu leen neexoon ñu màndu ci affaire bi àdduna bi nag léegi c'est un village planétaire la mën ngaa nekk sa dëkk noot waa dëkk ba parce que xam nga ne waa dëkk ba ñu ci ëpp jànguñ wala ñu ci ëpp amuñ accès ci yenn réseaux sociaux yi xam nga pour dénoncer yenn yi wala di gis réew yi mag yi ni ñuy doxee transparence bu fa am xam nga ba tax yow nga ne da ngay toog di def lu la neex boo toogee ci réew mi def lu la neex tamit médias internationaux yëpp dinañ ñëw te suñ ñëwee dinañ dénoncer lépp siiw tasaaroo ci àdduna bi sa der yàqu nga xam ne fii mënatoo fee def lu ump nit ñi loolu bu njëkk ba la amoon nga nekk sa réew jiite ko noot nit ñi di def du n'importe quoi te kenn du ko yëg waaye léegi sa waa réew bu ñu génnul sax kaas organisation internationale des droits de l'homme yeeg ak médias international ñëpp dinañ ñëw dénoncer la nga siiw waaw loolu moom bu eboo ngeen xam ko bu baax a baax te nag ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax ne nguur moom bu éternel yàlla rek moo ko am yàlla rek la mbiram éternel waaw mais yeneen nguur yëpp day jeex am na buur yu bari yu fi jaaroon Firawna ak ana rabbukumul a'la la doon wax Firawn da doon wax ne moom mooy yàlla ana moom ak ñeneen xam nga képp ku nekk président am nga koo succédé ana président yi fi nekkoon nekk ay dictateur fan lañ mujjee ana président yi fi nekkoon di bind ay décret di fal di folli est-ce que mënati nañ ko récemment Ablaye Wade 2012 lañ ko gagné est-ce que mënati na jël benn décision foofu noonu Sénégal mënatu ko kon nag war nañ xam ne le peuple est souverain képp koo xamante ni toog nga ci dëkk peuple ba ñoo la fa teg respecter population bi tamit am si ñoo xamante ni nañuy génn di défendre seen mbokk sénégalais yi waaw te bàyyi intérêt personnel bi loolu baaxul
man damay wax ñu may jox xaalis rek ma tabax sama kër jënd sama oto waaw mais ni nga ko amee amoo ko ci dignité sa doom yi tey bu ñu lay gis ngay am da nga war a am xaalis boo xam ne da nga ko ñaq ñu ne kat sama baay ñafekat la dafa ubbi atelier mécanicien wala dafa ubbi atelier menuisier wala dafa ubbi benn boutique mbaggam dem ba am magasin yam ñafe ba réussir wala sama papa avocat la ubbi na cabinet d'avocat yam wala sama papa jàng na médecine la def médecin la liggéey na ba am clinique gu boppam xam nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye yow amoo métier jàngoo toog ci rajo yi di tànqal nit ñi chaque jour ah mënoo bind mu jëm gauche mënoo bind mu jëm droite di défendre une famille présidentielle pour bëgg ñu lay oo ci ruq di la jox xaalis ngay tabax sa ay kër di jënd sa ay oto di voyager ah loolu yëpp ci alalu sénégalais yi man de yàlla bu ma amee noonu xaalis man soxlawuma xaalis boobu xaalis man su ma amul xaalis sax garaawul man dignité ak personnalité moo ma gën a lu ma mënti am ci àdduna te bëgg naa sénégalais yu bari gëm seen bopp te bàyyi naa feq gi ak ragal ñàkk gi yàlla lépp lu mu la teg da nga koy nangu waaw kon nag ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon gëjoon nañ def direct mais ñu ngi ciy jégalu yittee jamono ji rek moom moo ñu jàpp donc lii la rek ñun dañoo bëgg suñu dëkk waaw ba tax na lépp lu fa am loo xamante nii lu ñu war a wax la dañ ciy wax waaw nit boo bëggee sa dëkk boo gisee loo xamante nii da nga cee war a wax da nga ciy wax waaw da nga ciy wax bul bañ ku la saaga bul bañ ku la xas bul bañ ku la mere waaw l'essentiel na nekk wax joo xamante nii na tegu ci dëgg te bañ a tegu ci affaire u naafeq ak affaire u rambaaj loolu baaxul waaw te suñ dëkk ba wax dëgg yàlla nit ñu baax fa nekk ñu baax ñi bari nañ lool waaye tamit am na ay naafeq nag ngeen baal ma waaw salaamaaleykum wa rahmatullah